maa ngi nuyu seen auditeurs yëpp man Ndeye Lissa Diop laa tudd di rakk Oumar Diop ñun nag dañuy sant yàlla bi nga xam ne liggéey bi biñ ko sumbee ak léegi ci diir bu gàtt liggéey nañ ko ba mu jeex muy maanaam tabaxu poste de santé bi nga xam ne daf ci dugal loxoom bu baax a baax a baax muy loo xam ne nag dañ ko rafetlu man keroot bi moo ko waxee dama ko ni lépp looy def pour nga xam ne sa population yi ñoo koy jëriñoo ñëpp a koy jëriñoo c'est pour la postérité te képp koo xam ne faju nga ci poste de santé bi dina la ñaanal parce que dafa nekk une vieille doléance bu nga xam ne population Kër Maam El Hadj dañ ko soxla woon depuis plus de 20 ans moom mu ñëw yàlla def jaarale ko ci loxoom mu réaliser ko ñu ko ci sant di ko ci gërëm di ko rafetlu bu baax a baax a baax di ko ci ñaanal nag parce que nit bu jëlee ci alalam def ci askanam ñun ñi nga xam ne dañu bokk ak moom dañ ko war di ko gën a ñaanal pour que yàlla gën ko may wér ak may ko gudd fan di dëggal ne loolu mu def ci biti daf ko def ci biir famille am def ko ci ñun parce que ñun bi suñu papa jógee ba léegi mooy suñu kilifa te daf ñu taxaw papa taxaw mag taxaw frère kon nag dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal loolu laa amoon ne dinaa ko ci dolli ne bu ñu nee nit baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko ba ñun ñii fi toog ci biir salle bi ñoo bokk ak moom ndey ak baay mais dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal. di sant suñu ñaari waajur di nuyu auditeur Thiès Média CM24 lii ñuy wax nag ci waxu Oumar Diop lu ñu sawar la ndax comme li ko sama rakk bi waxee rek buñ ne nit baax na dañuy naan ndax mbokk yaa ko wax te ñun ñii Oumar Diop dafa nekk suñu papa ba suñu papa gaañoo ba léegi moom moo nekk suñu kilifa nekk suñu baay taxawu yaay taxawu ñu frère bu suñu bët xonqee moom moo ci gën donc bala beneen population di ko gërëm ñun ñoo ko njëkk a gërëm léegi nag affaire poste de santé bi dañuy rafetlu rek jëfam ndaxte moom waxam bëriwul jëfam moo gën a bëri donc lii yàgg waa Kër Maam Alaaji yàgg nañ koo wut far yàlla jaarale ko ci loxoom donc dañuy ñaan yàlla ndax ba ñu ko defee ba ñu koy pose première pierre bi 25 mars 2017 la woon donc moins de 2 ans ñu réaliser li donc loolu dañ koy sant yàlla te ñun tamit dañ koy ñaanal gudd fan ak wér te lii mu def sadaxa jaariya la ndaxte lii boo ko defee muy nga tabax teen wala nga tabax leneen population bi di ci jëriñ loolu képp ku ci bénéficié wu rek yow it da nga lay ñaanal yàlla yow it nga bénéficié wu ci ñëpp bénéficié wu donc dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin te di ko ñaanal yàlla ñun ñii fekke woon nu mu tuddati ti pose première pierre bi ak sëriñ beeg yëpp yàlla na yàlla ba yëpp saawaan baawaan ci kawam te lépp luñ ci def aussi ak lépp ku ci liggéey wala nga bénéficier wala nga ci faju ci yàlla na la yàlla defal jàmm ñu ñaan yàlla gudd fan ak wér yàlla defal ko wér ba mu mën a mébét yi mu jëf ci Thiès yëpp ndax moom comme doomu Thiès fi la juddoo fi la yaroo yàlla gën ko ci kiyal daal foofu laa mën a yem daal ndax sama wax moom mënu cee gudd ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal ci seen taxawaay wax bi moom du bëre xanaa di dëggal lii ko ñëpp waxal parce que lu gën a am solo mooy bu ñu nee ndax nit baax na dañuy laajte ndax mbokk yaa ko wax dafa baax ci biir këram ba pare soog a génn defal askan bi ndaxte fii ngeen nekk nii kër yaayam ak papaam la ay mbokkam rek a fi nekk te ñëpp benn jikko bi rek la ñuy gis ci moom tey na bëriwul wax lu muy def da koy def te yàlla tax ba tax na lii mu def nii ñun ñëpp la ko defal. bismillaahi rahmaani rahim ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu teewaay bi di rafetlu inauguration bi ñu fas yéenee def ci après-midi bi. man nag Binta Diouf laa tudd jarbaat laa ci Oumar Diop mii nga xamante ne moo def initiative bi. wax ci suñu tonton nag dina yomb ndax ñun vraiment daf ñu defal teraanga moo tax tey jii ma ne lu ma mënti def dinaa ko bàyyi ñëw teewe ci bësam bii ñu kontaan ci nag di ko ñaanal gudd fan ak wér li mu mbébét di ko def ci suñu dëkk bii di Thiès ñu ñaanal ko mu yeggale ka
ak jàmm ak salaam ba leneen beneen projet tam di si amaat parce que wax dëgg yàlla moom waxam bariwul ñu bëri sax xamuñu ko Thiès boo waxee bu ma lee tonton Vieux Diop ñu ne ak kooku de xamuñu ko waaye ay jëfam dafa siiw fii si Thiès ndax lu day ni ko poste de santé nga tabax ko néew di doole yi ak ñi nga xamante ne mënuñoo dem hôpital yëpp di fa yem di fa faju loolu jaamu yàlla mënu koo weesu. yéen ñëpp maa leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant xam nga ce que li ñuy wax force tranquille ah mooy Vieux bon yéen Omar ngeen koy wax mais ñun Vieux la ñu wax boolewul dara ak wax su fekkonte ni comme li Macky Sall di wax dañu nekk ci action bi su fekkonte ni politiciens yëpp jël nañu ci moom nan laa ko mën a waxeeti exemple je pense que bon coow li war na mën a bari parce que nit ki dafa war a def loo nga xamante ni day jariñ askanam jariñ goxam te coowam du bare doo xuloo doo xeex loolu la ñuy doyee politicien da ngay nekk politicien boo nga xamante ni da ngay amal askan bi njariñ pour que ëllëg ak si biir boo fi jógee ñu ni bon diw moo fi defoon nangam parce que ñoo ngi jël ay référence ci Senghor a fi defoon lii Mamadou Dia moo fi defoon lii moom aussi dafa war a nekk dans le feu de l'action moom tim mu am lu mu fi bàyyi loo nga xamante ni moom même bu fi jógee dañuy xam ni kii am na lu mu fi bàyyi na politiciens yi jël exemple ci Omar Diop waaw ñu bàyyi xuloo bi bàyyi xeex bi te dimbali askan bi loolu rek laa amoon ci lu bàyyi. gox bi la ne ñuy ñaan yàlla la yàlla fal cat. yow ku ànd ak yow bu jëf ji ree yow la bu wax ji baree bokkoo ca. d'abord di leen gërëm ci déplacement bi ngeen def ba ñëw ba fii pour taataan ay kaddu kaddu yu nag daanaka du gudd noonu trop parce que ñun aussi boo xoolee ku nekk ak yàlla ni mu la baaxee ñun suñu borom lim ñu baaxee jëf bi ci jëf la ñuy liggéey waaw waaye yëngatu ti ay manaak yooyu man du sama mbir loolu du sama mbir xaw ma ko du ma def lu ma xamul du ma dugg ci lu ma xamul ci loolu lañ ñu ci loolu lañ ñu yare di gërëm aussi population Kees yëpp lay wax di gërëm gox bi ñi fi nekk ñëpp ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp maa ngi leen di gërëm aussi di gërëm samay waajur yi nekk fii fii ngeen toog nii ki nekk nii sama càmmoñ sama nijaay la sama nijaay la ti ñaari côté nag waaw di côté sama côté yaay papaam ak sama côté yaay yaayam donc vraiment sama nijaay la kii la di gërëm sama sëriñ ñi toog fii Chérif mii wax dëgg yàlla ñi ko xamul Kees bariwul te yàlla dafa def ni wax dëgg yàlla am naa ay relation yu nga xam ni yu xaw a yàgg na trop ti coloré rek la ti cofeel la diggante bi di gërëm suñu sëriñ Ousseynou Mbaye di gërëm sama cousin yéen ñoom taw teewe fii tamit ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm maanaam daal ak sëñ Cissé mi toog nii alors léegi lii ñu jox askan bi lu dul dara du dara lu dul suñu wàll ci participation am na fu nga xam ni xëy na ñàkkul boo daan dégg ñuy wax ay école ak ay dispensaire ak ay hôpital nguur lañ fa daan dégg nguur gi lañ fa daan dégg moo koy tabax moo koy def waaye tamit ñu xam ni jamono dafay changer nit ñi macha allah dañuy gën a yokku te état aussi mënul def lépp il faut que à un certain moment aussi nit ñi dañuy am ay bëgg-bëgg boo demee ci diwaan bu nekk dañu am ay bëgg-bëgg dafa nekk ni loo xam ne aussi citoyens yi ku ci nekk ci bopp sa bopp maanaam bu ñu dajaloo rek am na ci loo xam ne ak yéene bu rafet dinañ war a mën a dimbali askan bi ci lu bëree bari am na lu nga xam ni doomu aadama bu leen ko yàlla mayee aussi buñ fa nekk toog di xaar état jaratu ko parce que booy xaar état dafay gën a yàgg ku ci nekk ci sa mën-mën ak ci say xam-xam
boo ci taxawee aussi lu ci bari loo sóob dal suñu borom bu ci àndee incha allahu rabi dina sotti di yokk gërëm ñëpp dafa nekk bés bu nga xam ni ñenn ñi dañuy defe ne da nga koy def pour politique waaye pour man defuma ko pour politique parce que diggante bi ñu bokkul ndaje ñu bokkul parteek ñëpp a ngi ci biir dañ ko def pour askan bi yëpp wax dëgg yàlla affaire politique nañ ko xaw a tegal na la li may ñaan dal mooy ñu xam ni nit ñi dal parce que am na lu nga xam ni ñu ngi ci jëm bu ñëpp dalee wax dëgg yàlla ñu ñëpp ay mbokk lañu ngeen bokk parti ñëpp ay mbokk lañu na ñëpp dal rek li ci war a def ku war a gañe moom moo war a gañe ñun nag am na foo xam ne féete nañ fa politique moom du dara lu féete man fa ma féete nëbbuma ko bu ma sañoon tamit fa ma féete tamit ñoom ñooy am ndam te ndam bi tamit ti liggéey la rek nit ñi du ñu fal ku leen du liggéeyal lii ma def nii centre de santé bi président mi ngi wër Sénégal di inauguré ndaam mënoon na fi ñëw inauguré man sama participation la ci inauguration yi na ñëpp góorgóorlu ci loolu moom mooy doxal réew. population moom ku ci nekk xam nga sa warugar mënoo xaar dara dafay mel ni man du ma faral di lu tubaab di wax donnant loolu du ma ko man loolu du sama warugar ku ci nekk am na lu nga xam ni nit ki boo jaaree ak moom fenn am na loolu xam ne xelam moom moo ko war a may aussi xëy na ëllëg am na lu nga xam ni même boo ko soxlaan dina la ci rus sax ba am lu nga xam ne dina la féete fenn man noonu lay fonctionner du ma imposer kenn dara waaw wax dëgg yàlla lii ñuy def nii man damay léegi yëngatu ci politique centre bi ñu nekk fii di politique fii di centre bi ñuy kii watee fii dëgg yàlla dañu fi daan gagné kenn mosu fi am résultat biñ ko sumbee bi ñu waxee projet bi ba léegi première pierre bi ñu ko tegee ba nga xam ne léegi concrétise diggante bi day am nañ fi ay résultats yoo nga xam ne législative ñun ñoo fi gagné te yaakaar naa ni présidentielle yi aussi bu ñu góorgóorloo dinañ fi gën suñu ndam dina gën a yokku parce que nit ñi aussi li keroog doon wax rek ni Macky Sall moo fi def poste de santé bi wax na dëgg parce que Macky Sall moo ko fi def man am na fu nga xam ni maa ngi fa doon yëngatu ba mu fa doon yëngatu coloré moom fa tegoon rek coloré googu tamit moom day sàmm aussi di ci continuer di ci wéy bu ma sañoon de ñun ñoo fiy gagné fii ci dëkk bi aussi. am na ci lu nga xam ni lu bari liggéey naa ko ci dëkk bi fii waaw lu bari liggéey naa ko ci dëkk bi te du ma nekk lu nga xam ne nag man du may lu nga xam ne am na ñoo xam ñoo ko war a waxal seen bopp fii ngeen romb nii jumaa ji nii am na sooroor bu fa nekk man sama loxo dugg na ci ak leneen ak nit ñi xam nañu man dama nekkul di def benn politique bu nga xam ni may la benn morceau saabu ba pare xëy suba di la jébaane ci dëkk bi man loolu du sama kii bu feeñee de nit ñee ko feeñal waaw te wax dëgg yàlla aussi am na lu ñu jàppale askan bi te ba léegi aussi ñi ngi taxaw aussi pour jàppale askan bi aussi waaw dëgg yàlla ñu ngi ci. kàddu gi ñu mujj gi di yokk gërëm di sant suñu borom déjà fekkee bi rek ba ñuy def pose première pierre bi ak léegi war na mat ay ñaari at déjà fekkee bi rek am na ñu nga xam ni diggante bi suñu borom moom na leen di leen ñaanal aussi fekkee bi rek déjà sant yàlla la di ñaan yàlla aussi lañ fa liggéey aussi mu nekk liggéey boo xam ne nit ñi téye ko ak seen loxo baax a baax te loolu aussi dinañ ci taxaw am na defar poste de santé baax na trop mais gestion bi aussi dinaa nekk fu nga xam ne dinaa fa féete di leen xelal lu bari leen continuer di leen jàppale aussi parce que soxla nañ ko aussi chaque fois bu ñu ñëwee di waxtaan ak man dama leen naan bu leen xeeb kenn man li ma def dama ko def sama warugar laa def keneen ak keneen war na ci mën a dugal daanaka du man rek am na ñu nga xam ne dugal nañ ci seen biir liñ ci dugal mooy leen seen xam-xam rek bu ko kenn xeeb conseil xam nga conseil am na foo xam ne waroon nañ fa yàqule liñ leen xelal yàlla def ba nga xam ne duñ fa yàqule loolu bu ko kenn xeeb donc mbiru ñëpp la vraiment dañ ko ubbi pour ñëpp bu kenn xeeb boppam lu ci mbaay mën rek na ci dugal incha allahu rabi jërëjëf. mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax a wax seen tur ak seen sant di ay kàddu sant ak gërëm di santale sunu wëllëre bi ci jëf jure ji mu def
ñu alhamdulilah rabbil alamin ndax nit door na mbir yeggalewu ko yàlla may mu sumb ko ñu commencé ko bismillahi rahmaani rahim yàlla yeggal ñu yeggale ci alhamdulilah rabbil alamin mu nekk jëf ju rëy lool nag rëy lool loo xamante ne adduna bi yëpp dañ ko war a gis lu tax ma wax loolu ku jëf lu baax dañ ko war a wane ba ñëpp gis ko ba mu tax ñi daawul def lu baax ñu jéem cee góorgóorlu def lu baax du moom rek moo am ndomba tànk fii ci dëkk bi te am na ñu ko gën a mën lii fuuf te defuñu ko kon nag dañ koy santal yàlla ci lii dañ ko santal yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla lépp lu mu mën ren bu déwee ne mu gën mën lu gën loolu ndax koo xamante ne lu mu am jaami ñoo ko moom Omar lu muy def buggu sax ñu yokk lii mu gën a tuuti si li mu def am na yeneen yoo xam ne xam naa ko waa këram xamuñu ko lii mu def donc koo xamante ne def te yàlla tax kooku yàlla dañ la jëflanteel yàlla dafa tàll sa wàllu tàll loo xam ne fii kan la ko fi teg nga teg fa mu balak bopp moom moo lay lijjantil boppam kon lii muy def ko du yem ci moom ci famille mi yëpp la day topp lii mu tabax fii ba ilaa yawmal qiyaam du fay sadaqatul jaariya la ku fa dugg faju yiw kii faj yiw boo ci am moom it ba ci am ku fa dugg rek wàllam ne fa ñëw noonu nit ñi toll ku fa ne salaamaaleykum sawaa nga faju fa wala faju woo fa am fa yiw kon lu mel nii ku ko def nag jar nañu jéebaane ko ba Sénégal yëpp gis ko président Macky Sall wax naa ko dama ko wax toujours soo amul ñaar ñu mel ni moom wala ñett ñu mel ni woon ci biir Thiès di ko defal lii social œuvre yu mel nii kon kay waxatuñ ko jëf te doo ci boole wax moom léppam bu koy def bëggul ko wax kon nag ñun ñi nga xamante ay wóllëreem nañu buñ ko gisee mën nañ ko wax man fu ma toog dama koy wax li mu def nii bu doon sama sago moo koy def waaye loolu nag dama koy santal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla musal yàlla na ko yàlla yokk bu baax a baax a baax lu jaay ne Moustapha vraiment sant nañu yàlla bu baax ñu koy santal yàlla bu baax nag macha allah jërë ngeen jëf. ñi nga xam ni ñoo ko taxawal. yàlla jàppale leen ñoo ko. taxawal leen jàppale leen taxawal leen ba ñu taxaw. wane leen ba ñu feeñ. yal na leen yàlla wane ba ñu feeñ. aar leen ba dara dal du dal seen kaw. aar leen ba dara du dal seen kaw. yokk seen i xéewal ba ñu yëg ni yokk nañ seen xéewal. yokk seen i xéewal ba ñu yëg ni yokk nañ ci xéewal. jaahi rasulillah. jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ak ka nga xamee ne moo leen yabal ñu ñëw. ak ki nga xamee ni moo leen yabal ñu ñëw. muy président de la république. muy président de la république. te ñoom ñu koy jàppale ñuy lenn ci loxo yi. te ñoom ñu koy jàppale ñuy lenn ci seeni loxo. yal na leen aar. yal na leen yàlla aar te yokku leen. yal na leen yàlla yokk. comme ni mu yokkee fii. yal na leen yàlla yokk. ay ca bismillah fatiha. mu ne ñu yéene waale ci sunu mbokk yi tëdd ci sunu ginnaaw yàlla yàlla yeesal seen yërmande. ghayril maghdubi alayhim wala ddaalliin. Allaahu laa ilaaha illaa hu. xalifa bi yal na ko yàlla indiwaat ci jàmm. ñun ñii ñoo ko taxawal ñun rakk yi ñoo ko taxawal
incha allah. maam nee na ñun rakkam yëpp ànd nañ wuutu ko ci bërëb bi taxawal ko. tabaarakallah. alhamdulillahi rabbil alamin. qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad. qul a'uudu bi rabbil falaq min sharri ma xalaqa wa min sharri gaasiqin idaa waqaba wa min sharri naffaasaati fil uqadi wa min sharri xaasidin idaa hasad. qul a'uudu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharril waswaasil xannaas alladii yuwaswisu fii suduurin naas minal jinnati wan naas. allahumma salli ala sayyidina muhammad salaatan tunajjinaa bihaa min jamiicil ahwaali wal aafaati wa taqdii lanaa bihaa jamiical xaajaati wa tutahhirunaa bihaa min jamiici sayyi'aati wa tarfa'unaa bihaa indaka a'laa darajaati wa tuballighunaa bihaa aqsal gaayaati min jamiicil xayraati fil xayaat wa ba'dal mamaati yaa rabbal aalamiin. subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. amiin. Vraiment notre partenaire principal qui est monsieur Omar Diop qui nous a accompagnés et qui nous a donné la force vraiment de réaliser ce bijou. Mais aussi les autorités religieuses, en l'occurrence le khalife Serigne Mounir Ndiéguène et aussi Mame Abdou Aziz Ndiéguène. Mais encore une fois, nous remercions nos partenaires aussi, donc de la fondation Filia, qui après Omar Diop, qui nous a accompagnés, qui nous a rassurés de financer donc la totalité donc des travaux, mais aussi la fondation Filia qui est venue en escourse en nous donnant vraiment donc l'argent, un appui nécessaire pour que l'on puisse faire des changements, aussi acheter du matériel pour le fonctionnement du poste de santé. C'est continuer de faire donc du social au niveau de l'hôpital El Hadji Amar Sakhir Ndiéguène. Ça n'empêche pas que nous continuions nos actions sociales au niveau de l'hôpital El Hadji Amar Sakhir Ndiéguène. waaw sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii di kontaan ñun ñi nga xam ni association les amis de l'hôpital ñëw nañu ànd ak Omar Diop moo nga xam ni maanaam ci kër Maam El Hadji la dëkk. tey jii bi ñu tëralee projet bi jox ko dafa nañu dinaa jël 100% pour ñu tabax bâtiment bi kon Omar ànd nañu ak ñun jox ñu xaalis bi nga xam ni nécessaire na pour ñu tabax poste bi waaye tey dinañ ko gërëm bu baax a baax parce que c'est moom mooy ki nga xam ni moom ci la ñu basé wu tey jii ba ñime songu liggéey bu doy nii kon Omar ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm 100% la waxoon mais liggéey bi dafa rëy ba nga xam ni mujj gi
dañoo mujj tàppe jël sunu partenaires yi nga xam ne mooy fondation Filia pour ñu yeggale liggéey bi. Donc ñoom tamit ñu jël matériel nécessaire dem jox ñu xaalis bu takku pour ñu yeggale les travaux. Il y a beaucoup de changements yoo xam ni apporté nañ ko ci biir ñoom it ñu ànd ak ñun vraiment accompagner ñoom it ñoo ngi leen sant di leen gërëm di gërëm tamit autorités religieuses yi. Tey jii fii ñu taxaw fii dafa bokk ci titre foncier Kër Maam El Hadj donc Serigne Mounir ak Maam Abdou Aziz jël kayit yi jox ñu ne leen tabax ñu leen poste de santé kon ñoom it ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm. kontaan nañu aussi ministère de la santé ñoo ngi leen di gërëm parce que ministère de la santé ñoo ñu jox autorisation pour ñu mën a tabax poste bi kon autorisation boobu ci la ñu basé wu tey ba partenaires yi ñëw vraiment jàppale ñu ba ñu réaliser lii kon ñoom it ñoo ngi leen sant di leen gërëm. D'abord, je rends grâce à Dieu de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir réceptionner, disons, de procéder à l'inauguration de ce centre de santé. Avant tout, mes remerciements vont directement à son Excellence le Président de la République. Moi, je suis dans le domaine politique. Ils nous ont beaucoup accompagnés dans nos activités politiques. Pour dire que nous sommes à la veille des élections, nous sommes dans un quartier, et je peux dire qu'on n'a jamais gagné des élections ici en tant qu'au niveau de la paire. Les élections législatives, grâce à ce bijou, ça nous a permis un peu de mettre sous la dent quelque chose au niveau des populations. Donc je remercie vraiment toutes les populations encore pour leur dire jërëjëf jërëjëf.